téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii te ji ñu am mbégte dalal Aliou Sow moom moo jiite REVAS di regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal tey jii ñu fas yéene def taxaw seetlu si lu jëm ci recasement mécanicien yi ak artisans yi ndax dem rek ci àllarba gi ci conseil des ministres président Macky Sall àdduna si tamit di joxe ay instructions waa ministère de l'artisanat ak ministère de l'emploi ñu xool bu baax a baax artisans yi nga xamante ni dañu war a rejoindre fi ñu leen recaser di Diamniadio ak 50 hectares yi mbir mi su ko defee mu mën a yem nu mu gën a muccee ayib moo tax tey ñu dalal Aliou Sow jiite REVAS Aliou maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. waaw vraiment ñu ngi nuyu waa ITV yëpp di nuyu téléspectateurs yi di nuyu téléspectateurs yi vraiment di nuyu waa télé bi di nuyu borom kër gi di nuyu artisans yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yëpp. di nuyu monde artisanal. surtout sama mbokku mécaniciens yi. très bien alors laataa sax ñuy ñëw ci kanam tuuti instruction yi nga xamante ni njiitu réew mi président Macky Sall wax na nga dem ci conseil des ministres. ñu tàmbali ko ak wàllum recasement artisans yeeg mécaniciens yi alors soo doon def taxaw seetlu jamono ji lañ ngay wax ci recasement ak seen site bi nga xamante ni mooy site 50 hectares biñ leen jox te mu nekk ca Diamniadio. waaw xam nga dañuy rafetlu. li génnee ci conseil des ministres bu démb. ndax loolu la njiitu réew di jëriñ. mooy sa askan wax nga déglu leen. tontu jël ay mesures. loolu ñu ngi ci vraiment kontaan ci président de la république. très bien waaye alors recasement artisans yi ak mécaniciens yi. waaw recasement bi moom 50 hectares la ñu joxe mu nekk Diamniadio. 50 hectares yi li waral 50 hectares yi mooy mécaniciens yi nga xam ne ñu ngi woon pompier. ñu yóbbu leen suuf ko boo maraîchère. ñu nekk foofu di fa fay chaque mois 414 000. ñu jëlee leen chaque mois. ñu jëlee leen pompier. te pompier vraiment 2013 pompier nag fi ñu leen jëlee ñoom di fa liggéey. def nañ fa ay appartements yoo xam ne ñi ngi jaayee appartements yi benn 49 millions. appartement waxuma la kër. kon ñooñu ay 200 salons. waaw kon ñooñu vraiment fa ñu nekk di liggéey. dañ leen fa war a jële pour yóbbu leen ci 50 hectares yi. moo tax ñu doon yëglu di wax njiitu réew mi ni fi mu jële woon lañ fa def. pare na bañ koy joxe kon liñ ñu jox nañ ko defar pour waa pompier mën a dem. ndax site bi pompier la tudd soo déggee ñu ciy waxtaan histoire la. waaw moo tax ñuy wax ni pompier rek xajul ci 50 hectares. mais recasement bi mën na jël lu bari. ndax boo seetloo Diamniadio suñ ko organiser. ñëpp xaj nañ fa ndax ñëpp xaj nañ fa mooy. waa VDN ñi nga xam ne ñoo nekk ancien piste. jox nañ leen 10 hectares. 10 hectares yi ñu leen jox vraiment miiree nañ ko def lépp état dafa war a dem nag def mesure d'accompagnement yi. am na yëpp amagul. waaw non am na ñoo xam ne tamit jox nañ leen 2 hectares. am ñoo xam ne jox nañ leen 3 hectares. état li muy def mooy ñooñu ñëpp daf leen war a woo su woowee ñëpp xool kenn ku nekk ñi nekk ci terrain yi. def recensement yi su paree door a jublu ci 50 hectares yi. jox ko waa pompier ak artisans yi nga xam ne joxuñu leen fenn. buñ ko defee ñëpp dinañ am fu ñu xaj. comme nag président jël na ci ndigal. dénk ko ministre de l'artisanat ak ministre de l'emploi boole ci ministre bi nga xam ne moo yore urbanisme. boole ci ministre bi nga xamante ni mooy ministre des finances d'emploi. boole na ko ci pour ñu toog waxtaan ak ñun. très bien pour tenir compte. ci déplacement bi ouvrier war a déplacer wu dem Diamniadio. alors Aliou Sow nga jiite REVAS di regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ca garage pompier jamono ji anañu fu ñu nekk. waaw ñi nekkoon pompier. moom laa lay wax ñi ngi suufu po boo maraîchère. kon jamono ji si suufu garage boo maraîcher lañ nekk. boo maraîchère boo yëg si kaw pont bi. ñu ngi si suufu pont bi. foofu lañ nekk foofu lañ nekk di fa liggéey. mais fi ñu nekkoon comme defar nañ ko ba joxe ko. kon ñooñu dañu war a wutal. fi nga xam ni. léegi foofu ñu nekk noonu loolu occupation anarchique la. waaw mais nag. état moo ñu joxoon bi mu ñu jëlee pompier. mais est-ce que état moo leen waxoon ngeen dem foofu. waaw non moom laa lay wax état bi mu ñu jëlee pompier. oui daf ñu yóbbu boo maraîchère. am na benn espace bu nekk ci kaw. boo yéegee rek am na benn espace booy dajeel tam mel ni tool. foofu la ñu yóbbu foofu 5000 mètres carrés la. mais bi mu ñu joxee foofu jëlee ñu pompier
foofu da ngay am entrée ni doo am sortie ndax boo duggee ci garage bi nga mën a génnee wala ci autoroute bi ñu ne loolu danger la moo tax ñu bàyyi ñu woon ñu nekk si suufu Pogo maraîchère mais nekk bi ñuy nekk foofu ñun organiser nañ ba nga xam ni fépp fu ñu nekk dañuy contribuer ci mairie pour suñu toogaay mën a nekk ndax mairie boo nekkee fenn occupé ko te joxewuloo dara mu jëlee la fa indi fa koy joxe dara bi ñu xamee loolu ba léegi nag fépp foo xam ne occupé nañ ko su mairie ñëwee li ñu ko war a jox dañ ko fa jox mais dafa metti nag ñuy fay loolu fi ñu nekkoon ñu joxe ko très bien ba léegi joxaguñu fi ñu nekk oui ma fàttee suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Aliou Sow jiite REVAS di regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal mën ngeen participer ci émission bi soo wootee ci 88 628 32 32 88 628 32 32 alors Aliou Sow gis nañ ni artisans yeeg mécaniciens yi c'est vrai ku si nekk soo amee sa place moo gën mu nekk lu am solo te ku nekk loolu ngay ñaan yi ñi nga xamante ne yéen si yëngu di si daan seen doole di si jàppale seen njaboot mu nekk lu am solo mais alors dañ seetlu nii dafa am benn occupation anarchique bu si am des fois ñu gis artisan wala mécanicien nekk fi nga xamante ni waru fa nekk ñu jox ko sommation ni que mu jóge fa su ñëwee coow li kur lay def mais comme si place boobu da ngeen fa war a nekk alors occupation anarchique boobu remarque bu ñu siy def mooy am na si ay mécaniciens yoo xam ne suñu jëkkatee après dañuy ñëwaat c'est vrai foofu autorités yi am na si responsabilité ndax suivi du am ngeen di ñëwaat occuper def occupation anarchique alors occupation anarchique boobu mu ngi am ba tey lu tax waaw xam nga loolu yëpp li ko indi dañu ne état ne ñi mën a jàng ñoo réer réew ñu jël suñu réew jox ko ñi mën a jàng loolu non mais état ñi jàng ñoo fa nekk ñu jox leen suñu réew dama ne dafa am foo xam ni dañ fa échoué ci départ bi muy lan mooy dëkk soo koy dagg boo daggee jàkk dagg marché dagg école da nga war a dagg liggéey maanaam daal yéen dañ leen maanaam daal su ma la comprendre bu baax dañ leen di bàyyi ngeen installé wu nice commencé fa liggéey ay at ñu ko jël leen fa te alors que état bi wala soo leen nekkee foofu état bi dès le départ xam na ni yéen fi ngeen nekk jaaduwul ñoom waroon na leen wutal fi ngeen di nekk loolu la bëgg wax waaw loolu moo tax ñu waxtaan ak état boo seetloo sax du may dem léegi ci débat di wax ci déguerpissement yi fi ñuy yëkkatee nit ñi lu tax solution la ñuy wax ndax tey li ñu am muy 50 hectares yi ak yeneen hectares yi nga xam ne jox nañ ko nit ñi su ko état defaree ba ñëpp dem rek anarchie bi du am ndax loolu mooy yoon actuellement soo naan bu ñu dindi nit ñi bu yàggee yow yaay am problème. kon yow da nga naan wax bu ñu dindi nit ñi. loolu laa daan wax mais léegi jamono mais bi ñu joxee ba pare solution lañ doon wër. solution am na li ñuy ñaan président mooy ñi nga xam ne jox na leen ndigal pour ñu préparer demu ouvrier yi fii ci Dakar ñëpp dem jëm ñaañ muy ministre de l'urbanisme muy ministre de l'artisanal mooy ministre de l'emploi mooy ministre de budget des finances et du budget ndigal bi leen président jox vraiment nañ ko jàpp bu baax jéem a jàppale artisans yi ndax président de la république nag waxam jëf la sant wax la mën mais ñoom ñoo war a def action yi tey ci suba maa ngi jóge ci ministre de l'artisanal di waxtaan ak moom ak poids pompiers yi mu recevoir ñu toog waxtaan ndax lii ma la wax président jox na leen ndigal pour ñoom ñoo nga xamante ni ñoo yor fi nga xam ni fa lañ war a dem lépp loo xam ni matukaay la dafa war a nekk nañ ko fa def accompagner ñu ci dem bi kon loolu dañuy saluer président de la république ndax nit nag loolu lay jëriñ ci réew mooy nit ñi génn wax nga dégg répondre damay wax nit ñi chaque jour président de la république recevoir la amul solo xam nga lu am solo nga wax mu dégg tontu la te président de la république saa bu ma ko bindee ci turu organisation mu tontu ñu suñu waxee mu tontu conseil des ministres kon kooku mu ngi ñuy déglu geste boobu nag dañ ko ciy sant ndax loolu lañ soxloo nit bu la bindee da ngay tontu wala bu waxee nga dégg alors si conseil des ministres président de la république dafa insister jëm ci wàllum ay concertation maanaam ay waxtaan yu yaa
am si secteur bi ku si mel ni ministère bi nga xamante ni moo amee wàllum artisanat tamit naka noonu ak ministère bi amee wàllum emploi te urbanisme tamit kenn demul mu des ndax seen secteur bi yàllaal na ministère yooyu yëpp ak ministère des finances et du budget alors concertation yooyu te président dafa wax ni nu mu gën a gaawee da ngeen ko war a mën a amal yéen waa Revas est-ce que jamono ji yéen a ñuy xalaat que ni si concertation yi yan waxtaan ngeen mën a kii jox autorités yi su ko defee ñu jël ay décisions nu mu gën a gaawee ngeen mën a rejoindre seen 50 hectares yu nekk seen Diamniadio muy site de recasement bi nga xamante ni moom leneen état bi jox. li nga wax sax dafa am lu ma ciy tontu. ma ciy remercier waat président. di wax ni nit ñi ngi xaar action yi nee na bu mu yem Dakar. ñeenti ministères yooyu ma la tuddal. nee na leen nañu wër Sénégal artisans yi. mécanicien automobile yi nañ leen wutal ay site de recasement def ci ay garage nit ñi dem yamatul Dakar de ci 50 hectares yi mais président nee na nañ ko def au niveau national beneen bi ci topp commission boobu président de la république di wax moo tax tey ministre bi convoqué ma ministre bi dal la tey convoqué na ma foofu laa jógee ñëw fii alors la mu tukkee si seen waxtaan bi ak ministre bi amee wàllum artisanat waaw ministre bi nga xamante ni secteur informel moo yor wàllu artisanal très bien nga baal ma ndax am na téléspectateur bu nekk si ligne bi te ñoom tamit si waxtaan bi nañu bokk ñu jël ko allo allo waaleykum salaam alhamdulilah bismillah naan dafa toll alhamdulilah fa nga ñu woowee kilifa gi Aliou woowee Maris bismillah ban nga wàññi télé bi s'il vous plaît. non nekkuma ci télé sama télé waaw ndax technicien bi may signal xamal ni son bi daal dafa mel dafa xaw a tàggatémbee si sa wet. maa ngi sama garage quoi. waaw ñu ngi dégg bismillah. man la Naar Fall. Naar bismillah ban garage nga nekk Naar. bi nga mécanicien Maris. ok bismillah. oui. yaa ngi en direct Aliou Sow président bu Revas mu lay dégg. ale na nga def. sëñ Naar ñu ngi lay ziar baax. yàlla ñu yàlla ko yom ziar. alhamdulilah. ñu ngi. allo. dafa mel ni dem na du ñàkk mu woote waat si 88 628 32 32 ndax réseau bi moom moo dagg alors yaa ngi woon si sa audience bi nga xamante ni moom nga amoon tey suba ak ministre bi wàllum artisanat transformation du secteur informel. waaw sëñ Naar mi dugg léegi. maa ngi koy remercier mooy président mécanicien yi nekk Maris. moom tey rek am na benn sommation bu ñu leen jox. ba ñun jox nañ ko ministre. di ci waxtaan ak ñoom. maanaam dañ leen jox sommation ngir ñu jógee fu ñu nekk ñu jógee foofu. tey waxtaan nañ sommation bi délai bi kañ la. délai bi presque nee nañ leen balaa le 27. balaa le 27. waaw jox nañ ko ministre. waxtaan ci ak moom. ndax yëkkati yi la ñu war a arrêté ba jublu si liggéey bi président wax. maanaam daal da nga bëgg a wax ni. foog 50 hectares Diamniadio yemb. ba pare ñu bëgg a wëyal yëkkati yi. mais loolu foog non xam nga. Ali xam nga ñun dañu nekk ci réew mi di liggéey nekk ay jàngalekat. laaju ñu lu bari ndax ay jàngalekat lañ. dañuy seet xale bi nekk ci école. jàng ba tële xamul dara ñu ne nañ ko indi ci ñun bu ñëwee nga def ci moom xam-xam balaa mu am juróomi at mën a dimbali ay waajuram. kon kooku da nga ko war a fonk da nga ko war a toppatoo. ñun dañu waroon nekk balaa ñu nit a jox xale daf ñuy fay mais ak situation réew mi fi mu toll. il faut ñëpp jàpp ci. kon nit buy liggéey di daan dooleem nga xamante ni su xëyee li muy jàppale ci ay doomu aadama dafa bari am na fu président de la république nañ ko defar nu mu gën a gaawee. ñu arrêté sommation yi ñuy joxe ndax réew mi toll na foo xam ni. dañu war a bàyyi nit ñi ñu liggéey nag ñi président sant. donc mais bàyyi nit mu liggéey loolu kenn wérante ko Aliou Sow am na solo trop. mais occupation anarchique bi tamit. waaw xam nga gouvernement bi aussi état bi dañ nekk si benn yoon ba nga xamante ne mooy yoon defaraat. naam sax ñoom wutal na leen 50 hectares yi ngeen fay nekk. mais quand même occupation anarchique bi tamit ak li ni mel loolu aussi dañ si war a jóg. waaw d'accord nga si. occupation anarchique bi ñoo ko bëgg a bañ. ministre de l'urbanisme bi fi newoon. amoon nañ plan de travail bu ñu daan liggéeyee ak moom. ban ministre de l'urbanisme. mooy Abdou Karim Fofana. ci balaa ñoo ñëw ñoom di ñu defaral. fekk ñun defar nañ li ñu war a defar. est-ce que yaa ngi dégg
mais ministre bu bees bi xëy na toogaguñu mais dañ toog waxtaan. pour Ablaye Sow ci Ablaye Sow ci côté boobu. li ma lay mën a wax ba mën la wax daal dafa metti mais nañ ñu muñal bi mooy ñi nga xam ni président jox na leen ndigal lépp mu ngi ci seen camp mooy fi ñu jëm ñun. nañu dem def fa matukaay yi fa mat. très bien ñun ñëpp ñu jóg dem. du ñàkk sax moom mu woote waat même moom mi nekk mariste. ci garage bi nga xamante ne dañ leen jox sommation. ñu war fa jugee. su yéexee ba yéex le 27. ci weeru décembre 2021 bi ñu nekk. alors ñoom est-ce que waxtaanee ak ñoom que ni sommation bi mbir mi comme nee na que dini jonn suñ fa jugee fu ñuy nekk. non loolu waxtaan nañ ci ak ministre. oui léegi ñoom suñ fa jugee fu ñuy nekk. non est-ce que déjà anticipé ngeen balaa ñuy am mbetteel. non xam nga actuellement. oui si waxtaan ngeen nekk. amul fenn foo mën a wuta nit. ah bon. waaw amul benn espace fu dul jam ñaajoo. non fu dul jam ñaajoo. espace bu am état moo ko mun am. oui mais du ñun. yaa ngi dégg ñoom ñëpp vraiment waa Maris maa ngi leen di masawu ak ñi nekk Dalifort. te ñaata ñoo fa nekk. non bëri na vraiment. si xayma si gàtt. si xayma foofu moom li fa nekk ëpp na 600 personnes. ah bon ëpp na ko. Maris ba Dalifort. li fa nekk ëpp na lool ci ay artisans. di wax ni rek ñu ngi interpeller ministre de l'artisanat. di interpeller gouverneur. pour ñu jàpp ci loolu. alors si sa waxtaan bi nga amaloon tey ak ministre bi amee wàllum artisanat. ak transformation secteur informel. d'abord waxtaan ngeen si point bi. ñi ñu fay yëkkati le 27. waaw waxtaan nañ fa. ba jox ko sommation bi quoi. léegi ban tontu la le ministre bi di Pape Amadou Ndiaye tontu. non xam nga ministre bi moom kilifa la. soo ko joxee këyit xëy na ñoom suivi bi ci am ñoo koy def. mais ñun li ñu mën mais est-ce que dalal na sa xel lu nga xamante ni yow en tant que président bu Revas mën nga ko wax artisan ak mécanicien yi nekk foofu la. non ñun li ñu mën. chaque jour mooy lépp loo xam ne jot nañ ko te mu war a dal ci artisan yi ñu jottali ko ñi nga xam ni ñoom ñoo ci war a def dara comme toog nañ ak moom waxtaan tey jox ko sommation ñun suñu xel dal na mooy moom dina def réaction. ñun loolu lañ gëm ndax moom mooy état. moom lañ ñu dénk. dañu am ay jafe-jafe suñuy ndaw ñu jox ko kon moom ñu ngi koy déglu pour mu jàpp ci mbir mi. beneen bi di ñëw ci commission boobu ñu la doon wax. ndax commission bi. commission bi jëm ci wàllum concertation. waaw concertation yi. ndax fii dafa am ay président organisation yu fi nekk ci au niveau du mécanique Revas rek nekku fii. yaa ngi dégg am na ay Promécabil am na ay MPA yaa ngi dégg am na ay organisation mécanique yu bëri yu fi nekk bu ñu nee mécanique nag. presque 9 corps de métier ngi si. ay tôlier peintre électricien ñëpp a ngi ci biir. mais mécanique la ñuy gën a wax. kon concertation bi dafay yomb. da yomb ci kaw lan. secteur yëpp ku nekk yaa ngi bokk ci organisation. ñëpp recensé nañ leen. mais recensement soo ko déggee chaque jour mën na indi jafe-jafe. ndax état mënu ko def ni ñu ko mun def. ni ñu ko mën a defee mooy ñun ñoo xam chef d'atelier yi nekk si atelier yi. ndax soo ñëwee si atelier di def recensement te nekk ko fa ku nekk mën na la chef de garage la. bu boobaa day indi problème mais ñun recensement bi dinañ ko def ni ñu ko war a defee. kañ ngeen ko fas yéene tàmbali. non li ci am solo mooy. su ma nee la recensement def nañ ko bu yàgg presque. def ngeen ko bu yàgg. waaw li des mooy ñi nga xam ni bokkuñu ci ay organisation professionnelle. ñu seeti leen jéem leen dugal ndax chaque jour nga dégg benn ouvrier bu ne man état am lu ma njëriñ. wala man état deful ma dara fekk moom moo xamul. mënoo nekk individuel duggoo ci organisation lépp lu état def doo ci xam dara pourtant état dafa teg état Sénégal. bi mu nekkee état Sénégal ba léegi projet yi mu teg ci artisanal nii musul am. musul am. te léegi sax da ngeen am seen lu ñuy wax ministère plein foo xamante ni vraiment am ngeen léegi jëwriñ bi nga xamante ni moo amee wàllum artisanat. waaw mais te boobu ministère sax dañ ko doon boole si yeneen ministère. waaw xam nga ministère boobu. dañ ciy remercier waat président de la république. ndax dialogue national bi mu jotee. dialogue bi dañ ma copté ci benn organisation bu ma bokk bu tudd COPAS. mooy cadre des organisations professionnelles. ma ànd ak ku ñuy wax Babacar. COPAS délégué ñu dem foofu. bi ñu demee ci dialogue national bi dañ fa yóbbu document boo xam ne pour artisan yi la. président ñu déglu ñu laaj fa ministre plein. bi ko président indee nag ministre plein bi vraiment ministre bi tam nekk na koo xam ne déglu nañu quoi. waaw nekk na ku ñu déglu. très bien vraiment nekk ku ñuy échanger. très bien alors Aliou Sow ñooñu taxaw tuuti si site de recasement bi nekk Diamniadio 50 hectares. alors mbir mi lan moo tax mu yéex si sa gis-gis.
waaw xam nga. boobu ba léegi mbir mi sotteegul bañ ko yàggee wax ba léegi dara sotteegul te yéen rejoindre ko leen foofu. waaw xam nga secteur artisanal. dañuy interpeller waat président de la république. oui nga baal ma am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo allo. allo. bismillah kilifa gi fan nga ñu woowee allo. maa ngi woowee. Marissa yaa doon woote léegi bismillah ñu ngi lay déglu ñu ngi lay dégg bismillah ah. sëñ Naar ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu baax. dëgg la dëgg la. jërëjëf jërëjëf. waaw ñu ngi lay dégg yow ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. dëgg la dëgg la jërëjëf. jërëjëf jërëjëf sëñ Naar. allo allo sëñ Naar. Naar yow mariste nga nekk n'est-ce pas. waaw. da nga bokk si ñu jot sommation wala. waaw oui. consommation jeudi je pense. ministre bi parce que préfet bu Dakar moom ci jënd bopp dégg naa ko kii affaire yi parce que Fall moom mooy seen mu àndoon ak ñëw ay dañ ko ñaan pour ñu kii affaire yi parce que moom am préfet bu Dakar moom moo ni allo demaat na mais l'essentiel moom mooy message am bi jàll na muy Naar di woote ca mariste. waaw préfet Dakar moom vraiment nekk na suñu kilifa. bu ñu jógee fii. dina ci def ay jéego pour ñoom comme li ñu wax ñu may leen quoi. daal mais lan ngeen bëgg daal man li may non ñu may leen. ñu toog tuuti quoi. ñoom dañu bëgg janvier bi ñu bàyyi leen ba janvier bi jeex. maanaam ba feet yi jàll. ba feet yi jàll. ñun li ñu wax vraiment soo xoolee coono bi métti na. en tant que président. fi may dem intervention dafa bari. li ñuy ñaan mooy solution quoi ndigal bi kilifa gi joxe. vraiment ñu ngi ko dénk nañ ko respecté quoi. bu ñu ko respecté rek waaw bu ko dégg coono quoi ñu dem jam ñaajo beneen bi commission boobu ma la doon wax. commission bi le ministre wax. président moo ko ne nañu def commission bi nu mu gën a gaawee. commission bi moom wax na ko. ci fan yu néew. ministère yooyu dinañ daje ak mécaniciens yi yëpp. ñu def benn ndaje bu mag. artisan yi. ñu def ay diagnostic def ay commission yaa ngi lay juddu nag ci commission yi lay juddoo. waaw mesures yi nga xam dañ koy jël yëpp ci commission boobu lañ koy jëlee. très bien commission bi nag bàyyiwul kenn. képp kuy artisan automobile commission bi dina la woo. am na laaj boo xamante ni ki woote woon moo tax jotoo ko woon tontu mooy yéexaay bi nga xamante ni moo am ci site de recasement 50 hectares yu nekk si Diamniadio nga xamante ni foofu ngeen war a dem baal ma am na keneen ku nekk si ligne bi ndax ñoom aussi si émission bi nañ bokk. allo allo. oui salaamaaleykum. aleykum salaam bismillah. sëñ bi ñu ngi leen di ziar. delloo ziar. allo. man la Babacar Gueye. waaw sëñ Babacar ñu ngi lay ziar. foo ñu woowee. man le président association des jeunes de Guédiawaye. yaa ngi en direct si ITV. Babacar bu déglu télé bi dafa mel ne yaa ngi bàyyi xel télé bi de. maa ngi félicité sama waa ji. mun lay dégg. waaw di wax ne lii mu nekk di ko liggéey nii dafa nekk liggéey bu nga xamante ne état la war parce que tey jii fi ñu doon priorité comme ni président wax secteur artisanal. emploi bi ñu ko créé ba doon wax ci xëyum ndaw yi secteur artisanal kon tey jii boo ko bëggee réussir il faut mettre formation bi wax ñu ko classe bi ñu mën a toog parce que loolu mooy priorité loolu dafa feeñ ba ci projet PEJAF xamante ne président indi na ko mu war a nekk ñu war a former 32 000 apprentis personnels 8 000 maîtres artisans au niveau national mais ñu ci bëri sélectionné woon nañ leen mais finalement dañu leen a jël de conformité seen place dañu dem nekk ñu quitté seen place ñàkk nañ
kon loolu tamit dafa nekk ay jafe-jafe yu nga xamante ne projet bu 30 milliards président daal indi ko problème yooyu war a secteur loolu dafa nekk ay priorité parce que nit ñi amuñu problème secteur artisanal benn problème secteur ñam xam nga la muy besoin problème de besoin le secteur artisanal amul leneen bu dee formation am nañ ko ba mu mat parce que ku former ay milliers de jeunes kooku soxlaa ko formation mais problème de besoin boobu dara jiitu ci place bi moom mi nag daf ci am taxawaay bu war a sëkk ci secteur artisanal waaw parce que li may wax ne am na ñoo xam ne ñu dundee secteur mais moom dafay dundal secteur parce que moom maanaam moom dañoo daje secteur bokk ay gis-gis loolu moo boole am loolu moom moo boole moom li may wax ne man aw ma ci xarit ci kooku moo ci sama xarit te loolu laa gis parce que dafa sonn ci secteur bi teg lu nekk joxuñu ko essence joxuñu ko téléphone ni mu la ko waxee loolu la amee jam ñaa jël jóge directement foofu noonu ci seen émission bi pourtant mu ngi yore ay responsabilité comme ay moromam mais nag ak say artisan mën a toog exercer seen savoir faire moom jërëjëf parce que am na solo. ñu ngi jaajëfal président de la sëñ bi remercier encore ci invitation bi nga ko def parce que ñu am solo ñun ñii la ñu xaar man tey jii loolu di def la jiw ko seetaan parce que temps bi sama borom ko seetaan débat yi ngeen war a créer ci télé bi ñu ko wax lii jëriñ askan mais su dul lii nit ñi dootuñu seetaan ci télé parce que politique la am émission yëpp de politique kon ñu ngi lay féliciter di la remercier invitation bi ko defal di jaajëfal sama waa ji vraiment kontaan di la jaajëfal bu baax a baax Babacar di la sant ma bàyyi la. waaw vraiment maa ngi koy remercier bu baax ndax bi ñu xamante yàggul réunion banque mondiale lañ xamante mu nekk koo xam ne dafa am ci secteur bi taxawaay surtout géejawaay moom laa lay wax man ak moom ñoo représenté woon artisans yi ci dialogue national bi kon moom li mu la wax rek bokk taxawaay ak bokk gis-gis ñoo moo tax ñu mën a xaritoo man ak moom ànd yàgguñu mais soo ñu gisee da ngay mel ni ñu am 100 ans mais dëgg la ñuy àndee ak gëm suñu bopp ak gëm secteur bi dundewuñu ko nag dañ koy dundal très bien foofu laa bëggoon taxaw moom dafa tamit wax kàddu gu am solo mu ni da ngay yow da ngay dundal secteur bi kon secteur bi dafa am ñu fi nekk ñoo xamante ni dañuy def naka su dul noonu non du ma wax keneen mais li ma xam man mooy que ni man damay dundal secteur xam nga luy dundal secteur mooy ci lépp looy defal artisan yi ngay jël say moyen bopp di ko def télé laa toog di wax waa Revas national ñi ngi may dégg en direct amul lenn loo xamante ni ñoom ñi ngi ma koy jox déplacement yeeg dem ministère jam ñaajo lépp ci 10 ans man maa koy gérer sama bopp kon kooku bëgg na askanam am nekk ci jàmm bëgg na askanam liggéey am na solo léegi ma bàyyi la nga tontu très rapidement si plan d'accompagnement bi ak si de recasement 50 hectares yu si jam ñaajo waaw xam nga plan d'accompagnement bi ñi ñu ko séqal ministère yi mu concerné mooy ministère de l'économie et des finances mooy ministre de l'artisanat mooy ministre Abdoulaye Sow léegi sax ministre bi mën nañu wax ni c'est ministère des finances et du budget budget voilà léegi nag ministère yooyu président dafa cité dafa toog conseil des ministres mu cité ne ñooñu la dénk mbir mi nañu dem léegi ñooñu ci ay fan yu néew dañu war a jàkkaarloo ak ñoom pour échanger def ay commission def nañ ni foofu njariñ dina fa juddoo soo gisee ma defal la leeral boobu ndax économie soo ko waxee dafay ànd ak plan ak coopération ndax Babacar mi ngi koy wax léegi président dafa indi projet boo xam ne musul am Sénégal muy projet PEJA nekk projet boo xam ne 30 milliards la di certifier 8000 chefs d'atelier 32000 apprentis ñu jël 9 milliards ci 8000 personnes yi kenn ku nekk dinañ la jox 1 million pour ay matériel dinañ la jox dinañ la ko dañuy jëndal ay matériel mais fan la toll dañ lay jëndal ñi actuellement actuellement ni ma lay waxee nii 8000 personnes yëpp formé nañ leen ci entrepreneuriat ba pare mais joxuñu leen bon déedéet xam nga lu tax suñu formé entrepreneuriat ba pare rek li war mooy commencé joxe matériel yi ndax validation bi nga xam ne moo jëm ci matériel yi def nañ ko semaine bi passée xoolal 32000 apprentis ñu jël leen certifié leen ñu am ay diplôme niveau CAP loolu musul am ci réew mi. très bien te tamit validation de l'expérience yéen a ngi si. VAE bi démb lañ doon def. validation bi démb lañ ko doon def VAE bi. mais yooyu dafa nekk ay projets yoo xamante ni. artisans yi nga xam ne dugguñu ci organisation yi mënuñu ko xam
mais dañu war di dugg ci organisation yi di gëstu. lu tax ñoom bëgguñ dugg ci organisation. non xam nga artisans yu bëri dañu découragé ñi gëm te xam ni mënuñu bàyyi secteur moo leen ñor ñu jàpp ba léegi. artisans yi boo ñëwee sax di def recensement boo tuddee état wala dara ñu bañ. waaye. non naxaate la loolu day dem a dem ba nga xam ni force Covid bi 35 milliards la ñu président joxoon. fonds force Covid 19. waaw mais gis nga bi ñu defee recensement. dañ ne 10 milliards yi ne nañ leen jox 25 milliards yi ndax li ñu recensé 25 milliards la mat ndax ñu bëri da nga leen doon wax recensement mais gëmatuñ ko kon état dafa war a am taxawaay. am seetlu ci artisans yi. mais man maa ngi xaar benn tontu ba tey maanaam yéexaayu site de recasement bu Diamniadio. non yéexaayu site de recasement bu Diamniadio. amoon na ministre plein mooy ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat la nekkoon. waaw mais biñ ko xaajee. léegi sax foofu am na insertion. waaw après apprentissage et de l'insertion biñ ko xaree def ko artisanal. mais ci la liggéey bi gaaw ndax président kenn ku nekk jox na loolu liggéey ministre de la formation professionnelle. mais mu ngi ci formation professionnelle yi. ministre de l'artisanal su xëyee mi ngi dem ci artisan yi ministre bi chaque mardi mu xëy dem ci terrain bi 50 hectares yi chaque mardi. bu amul dara lu ko empêché. dem na ci terrain bi 50 hectares mais foofu sur place lan moo fa am. non sur place nan la mel. 50 hectares 50 non hectares rek. non boobu rek ñuy dégg rek. non 50 hectares yi. waaw. am na ay garage yu ñu defar bu pare. pare nañ. administration bi fi muy nekk. pare na. léegi lan moo des. maanaam restaurant yi xaral foofu laa lay waaw wax lu mu bëgg a xam Ali. ndax li desagum moo ëpp. wala contraire bi la pour mu leer. non 50 hectares yi 50 hectares rek ngay dégg. non xam nga 50 hectares. oui mooy li 70 hectares la ñu joxe. 50 yi muy pour mécaniciens yi. 10 hectares yeneen yi mooy pour oto yi ñuy récupérer pour brouiller leen. est-ce que léegi loolu yëpp lañ fa préparer mais 50 yi mooy lu ñu mirer pour prévoir ko pour ñëpp. très bien mais lan moo fa am. bu ñu am na ay sur place. lan moo pare. sur place. lan moo am pare na 150 garages yoo xam ni pare na. sur combien de garages. sur combien de garages. ñi ñu jëkk a recensé ñi fa war a jëkk a dem. 315 ateliers la. kon nag wax ni genn wàll gi daanaka pare na. pare na li ñuy wax nag. foofu du ñëpp mooy nekk ay garage dafa am ñoo xam ne ay camion lañ yor am ñoo xam ne ay auto poids lourd lañ yor am na côté boo xam ne ay hangar lay doon. très bien am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo. kilifa gi bañ nga wàññi son télé bi su ko defee déggin bi gën a mucc ayib allo 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 waaw bismillah baal ñu nga yëkkati kàddu gi s'il vous plaît allo du la dégg ñu ngi jéggal bu baax ndax kooku déggin bi jàppale du ñàkk mu woote waat ma bàyyi la nga allo allo ñu ngi jéggal bu baax a baax si kooku woy ma bàyyi la nga àggali fi ñu tolloon muy foofu lu pare si 50 hectares yu nekk si site de recasement bu Diamniadio. waaw xam nga ko ma lay waxee rek. war nañ dem defi visite de terrain. ministre de l'urbanisme. man ministre de l'artisanat ak ministre de l'économie. war nañ dem balaa ñoo dajeek ouvrier war nañ dem defi visite. xool lu pare ak lu pare. léegi lan moo des. non lu des. mooy nee naa la am na garage yu pare. mais yow 50 hectares. mais lépp mënagul pareegu. li pare ñun la ñu wax li pare. la ñu wax nañ ko jox ñi nga xamante ni ñoo nekk pompier. mais lu ñuy xaar pour joxe lu pare. loolu moo tax président joxe ay instructions. fi mu toll nii xam nga lu ma la mën a wax. loo mën a wax su ma demee ba ñëw. dinaa la wax ni lii pare na lii pare na lii pare na. très bien am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo ñu jël suñu téléspectateur bi nekk si ligne bi allo allo allo. allo xam naa ni suñu téléspectateur bi moom dañ si jégalu bu baax a baax ndax moom dafay woote mais dafa mel dafay bàyyi xel bu baax a baax télé bi loolu saa su amee rek dégg bi du mën a mucc ayib kon daal am na 150 lu mu néew garage yu bari. léegi nag visite bi ñuy def man su ma ñëwee ci laay wax li ma fa gis ak li fa am. oui. li ma fa gis ak li fa am xam nga président. dégg nga fa wala. waaw gëj naa fa nag am na 1 mois demoon nañ defi visite de terrain ak ministre bi. 1 mois nga fa gëj. waaw 1 mois boobu lan moo situation bi lan la joxe. boobu mooy li ngay wax nii mooy li ma lay wax nii. loolu la joxe woon. ànd mais nañ travaux yi. ñu ngi continuer
ñu ngi continuer nag chaque mardi ministre mi dem mais su président demee ba ne dafa bëgg ci décembre bi ñu joxe kon ñoom rendre nañ ko compte woon que ni am na nu mu gën a gaawee. waaw moom bu demee bay tudd nu mu gën a gaawee ne décembre kon ñoom defal nañ ko compte rendu yoo xamante ni li fa nekk am na ñu fa mën a dem loolu tax ñu réclamer loolu waaw loolu tax ñu réclamer loolu. très bien ñu jël suñu benn téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo. 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 yaa may dégg. salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum. allo baal ñu nga wàññi télé bi s'il vous plaît. allo. wàññi naa télé bi. di jégalu bu baax a baax suñu téléspectateurs yi ndax suñu téléspectateur boobu su duggee mais déggin bi vraiment neexul tamit ñu si jégalu bu baax a baax. alors léegi damay ñëw si beneen point ba nga xamante ni waa Revas ñoom soxla na leen ndax li ñuy desee si ay simili bëriwul muy chambre des métiers. chambre des métiers yéen da ngeen ni ki fa nekk jamono ji yàgg na te tamit yeneen si ay renouvellement te vraiment li ngeen di xaar si chambre des métiers amoo leen ko. alors problème mu chambre des métiers Aliou Sow yow mi jiite Revas di regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal lan la. waa di nuyu. président chambre des métiers suñu papa la suñu maam la actuellement. di wax ni scandale yi ñuy wax ci dëkk bi. scandale bu ko gën a rëy moo am chambre des métiers. déedéet waaye yow tamit nag non xam nga lu tax moo wax loolu yow tamit yow xam nga aali yow li ngay wax nii. non ki jiite chambre des métiers nekku fi pour tontu la. ndax soo nee scandale yu ñuy coow si réew mi foofu scandale bu doy waar moo fa am. loolu ay accusation yu doy waar la yan accusation ñoo am si chambre des métiers. yan accusation nga bëgg porté wu. chambre des métiers. moom def na fi 26 ans. qu'est-ce qu'il y a Ali da nga bëgg jiite chambre des métiers wala. non egguñu foofu. mais da nga bëgg jiite chambre des métiers. egguñu foofu mais tontu ma pour non bàyyi ñu waxtaan ndax xam nga waxtaan am na solo mais tontu ma da nga bëgg jiite chambre des métiers. fi mu toll bëggaguma ko jiite mais xam nga man damay bañ. non mais da nga bëgg jiite wala bëggoo ko jiite. non bëggaguma ko jiite. mais bëgg nga ko jiite. non bëggaguma ko jiite xam nga dañu nekk ci ay. kuréel yow li nga sawaree si chambre des métiers. non xam nga lu tax loolu. lan moo tax. chambre des métiers. oui góor gi nekk na fi 26 ans. ñaar fukki at ak juróom-benn. loo deful ba ñaar fukki at ak juróom-benn mënatoo ko def. déedéet. non loo deful ba heure bi mënatoo ko def. léegi situation chambre des métiers. lan chambre des métiers. lépp état lañ koy delloo ñun. état moo fi teg instrument boo xamante ni ku nekk président chambre de métier bu la neexee doo fi mës a jóge ma wax la ci nan ñoom ñooy defar carte chambre des métiers yi ñoom ñoo koy defar. tey mu ñëw déposé samay carte ne samay nit dañu bëgg ñu am carte chambre de métier. moom day jël carte yóbbu ci gouverneur ñu def commission ñu indi mu defar carte yi. benn defar nañ ay carte yoo xamante ni ci fond Covid bi ñi nga xam ne dañu bëgg ci am ci 150 000 yi ñu defaral leen ay carte yoo xam ne demul commission ci gouverneur ñu defaral leen ay carte ki doon defar carte yi actuellement ki doon defar carte chambre de métier. actuellement góor gi da ko écarté indi keneen kuy defar yeneen carte yu bees te xam nga dañu liggéey ci SNDA stratégie nationale pour le développement de l'artisanat liggéey ko ak ministre Dame Diop ñu pare président Macky Sall tas gouvernement bi indi ministre bi mu indee suñu ministre nag suñu ministre ne SNDA bi dafa yolom daf ciy def ay projet ñu bind président mu ne dina ko valider le 18 dañ ci def réforme chambre des métiers ne ku ko yor ñaari mandat nga koy yor ñu ne waat kenn du dem élection te ministre de l'intérieur defarul ay carte chambre de métier. SNDA bi ngay wax moom mooy lan société nationale. mooy stratégie nationale pour le développement des artisans. de l'artisanat. oui mooy stratégie mooy SNDA. oui dañ ci def réforme. des chambres de métiers. teg ci stratégie yi ñu war a demee élection ak lépp. mooy dañu ne. ministère de l'intérieur mooy defar carte yi. ñu am fichier bu bees 26 ans ku ko defar ay carte boo demee moom élection da lay gagné. 26 ans foofu am avantage wala. non ma ne chambre des métiers dafa neex wala. xam nga chambre des métiers ma wax la. 26 ans dafa def. chaque at COSEC jox chambre de métiers 5 millions. pour xam lan pour lan pour suspensionner artisans yi ki nga xam ni war na jënd carte 5000. COSEC joxeel na ko 2500 mu war a joxe 2500. carte chambre de métiers yu Dakar ñu ngi koy jaayee 10 000 francs. région yi ñu ngi koy jaayee 5000 francs. kenn mënu la wax lu tax.
kon da nga bëgg wax ni am na xaalis boo xamante ni dafa am. non dama ne xaalisu COSEC ñu koy dugal seen poche. xaalisu COSEC. oui nañu wax anamu. conseil sénégalais des chargeurs. waaw ñooñu dañu jox. chambre de métier yi chaque at ñu jox leen loolu. benn pour jàppalee ko artisan yi la pour ñu am carte lu tax ñun ñu ñuy jaay carte 10 000 francs carte chambre de métier bu Dakar région yi di jaayee 5 000 francs lan moo tax parce que képp koo xam ne arrangé woo ko ci chambre de métier bi mu pousse la chambre de métier bu Rufisque benn doyen moo ko yoroon ñuy wax Cheikh. comme moom mooy buur. non dama lay wax benn doyen moo jël ay décisions. bu tudd Cheikh Thiam. moo yoroon chambre de métier bu Rufisque mu jëlee ko fa teg fa keneen ndax mu am priorité bi chambre de métier bu Guédiawaye mais peut-être am na ay raisons mu tax mu jëlee ko fa. non chambre de métier yëpp benn rek la fi góor nekk muy Pikine. ay ñi si des raisons yu ñëpp valable oui. ñi si des ñëpp bi nekk Grand Yoff dafa fa jëlee Moussa Mbaye kenn ëpp ko xam-xam. teg fa jigéen. bi nekk Tëngéej mu jëlee fa góor teg fa jigéen bi nekk Guédiawaye noonu xam nga lu tax góor ñi dañu nekk ay bañkat taxaw di dox si loo xam ne injustice la. dama ne état Sénégal. su ñu bëggee jàppale li président Macky Sall di def. xam nga lu tax mënul feeñ kenn du ko médiatiser kenn du ko wax kenn du ko def dara chambre dafa bloqué lu bari. comme lan. ñoom nag. lan la bloqué. non li mu bloqué mooy ay artisans yi man Revas laa nekk 10 ans ngi nii chambre de métier joxuma benn formation amul benn formation bu ma chambre de métier jox. chambre bi lan la may jëriñ. te daf la waroon jox formation. non chambre bi moo ñu waroon encadrer. très bien gis nga 50 hectares yi ñun ñoo wàcc tali bi xeex ko ba am ko du président chambre de métier. bu ñuy wàcc muy metti kenn du ñëw. gouverneur yi ñu ngi may jël seede ak préfet yi ñun ñooy wàcc ci terrain bi affronté toog ak préfet ba lijjanti li ñuy lijjanti ana chambre yi. kon da nga bëgg daal ñu jox la chambre ba cee nga jiitu. non du ñu jox ma mais Sénégal lépp dafa war a tegu ci yoon mode vote bi kenn bëggatu ko li ñu bëgg dafa war a leer. union des chambres de transparence union des chambres de métier bu ñuy def élection. directeur de l'artisanat mooy yor élection yi. lu tax yow ngay dem ak nit élection mu yore élection yi gouverneur lenn rek lay teg day ñëw chambre de métier mooy defar liste ñu war a voter jox gouverneur valider ko man bu ma la neexul boole woo ma ci liste bi su ma demee même su liste bi ñëwee ñuy voter ma yor carte nekkuma ci liste bi du ma voter. très bien kon oui dañu bëgg ministère de l'intérieur ñi ngi interpeller président de la république. di interpeller ministre de l'intérieur di interpeller gouverneur. nañu arrêté carte yi muy defar ministre bi waxtaan na ci ak ministre de l'intérieur ba pare. nee na ministre de l'intérieur nee na ko actuellement ci élection yi la ñu nekk mënuñu tal defar ay cartes. mais nag ñoom nañu pousse élection yi su paree ñu defar ay cartes mu am transparence boobaa nga nekk candidat. ñoo ñëw gérer élection yi ku gañe baax na. ku gañe baax na alors dernière question ndax daanaka ñu may xamal ni simili yi jeex na. alors 315 chefs de garage yi nga xamante ni dañ leen njëkkati woon ci garage pompier atum 2013 ak tamit yeneen garage yi fi nekk ñaata nit macha allah ñoo war a rejoindre site de recasement bu nekk si Diamniadio. gis nga site de recasement bi nekk Diamniadio. am na benn technique bu fa état bëgg exploiter. bu su neexee ñëpp ñu liggéey xam nga fépp mënul nekk ay garage dafa am côté yoo xam ne dafay nekk ay tali comme ñu def ko hangar mu tàlli. soo amee oto buy dem liggéey da nga koy gaare foofu rek liggéey ko mu dem. ci 50 hectares yi. suñ ko organiser ak yeneen hectares yi ñu jox ñëpp mais ñëpp dañ fay xaj ñëpp dañuy liggéey. te dina am kaaraange dina am sécurité. non am na gendarmerie. très bien foofu am na lépp foofu am na gendarmerie am na mosquée am na lépp. am na pièce détachée am na restaurant am na lépp am na fa lépp prévoir nañ ko fa. macha allah moo tax nag. am na ñu ko gëmul. ndax dañ naan état du leen mës a wax nax ko mais ñun ñi koy toog gëm nañ ko. très bien xam nañ ni lii suñ ko réalisé ñun. suñu fier la. très bien ndax combat yi ñu doon mëne ci Dakar yëpp. seen fierté lay doon ak organisation yëpp. mooy dañu bëggoon ouvrier yi ñu am fu ñu leen jox ñu nekk seen jàmm. beneen bi nag. bi ñu waxul rapidement en 15 secondes. 50 hectares yi déggal 150 000 yi. artisans yi soxla nañ ko. mooy fonds force Covid 19 ci télé laa ko waxaatee. fonds force Covid 19 fonds force Covid 19 am na ñuy xaar ba léegi. ma ne ministre des finances. ministre de l'économie yéen laay waxal président de la république jox na leen ndigal. dem naa présidence. ñu woo ministre de l'économie et des finances mu ne chaque mois dinañ dugal 5 milliards. ministre des finances et du budget. waaw est-ce que yaa ngi dégg. mais président moo ko wax conseil des ministres dañoo war a joxe xaalis bi ministre de l'artisanat. demoon na ci député yi mais am na ñu jot n'est-ce pas.
suñ nee 25 milliards. 10 milliards génn ñi jot ñoo ñu jot. jot nga wala jotoo non man jot naa. jot naa bokk nga si ñuy jot. bokk naa si ñuy jot. Ali Sow. waaw moo tax su ma jotul woon damay taxaw ne jotaguma. mais jot nga. jot naa. am na ñu jotagul waaye. am na ñu jotagul. très bien maa ngi baax di la sant ndax waxtaan gi yëpp xaju si ndax am na yeneen ñu bëggoon aborder malheureusement temps bi jeex na maa lay gërëm baax di la sant. waaw vraiment ñu ngi kontaan. di leen sant di leen gërëm. di wax ni li la Babacar wax bu yeboo ngeen bàyyi ci xel. ci plateau yi di leen ci invité artisans yi. ndax développement réew mi. ñun moom ñoom la nekk ITV ñu ngi si bu baax a baax. waaw ITV moom. vraiment ñu ngi kontaan ci yéen. bàyyi leen politiciens yi ngeen di jox plateau yi. dee leen ñu jox plateau yi ñu fiy wax di fi génne li am solo. maa ngi remercier nag vraiment artisan automobile yëpp. di masaw ñi nga xam ni yëpp ñu ngi leen di yëkkati. vraiment di leen wax ni artisan yi nga xam ni dañu nekk ci koñ yeeg yëpp nañ dugg ci organisation professionnelle. très bien mu nekkoon Aliou Sow di ko gërëm bu baax. di ko sant di moom nuyu moo jiite Revas. woy xarit bi ma àndal muy Ablaye Diop. woy nekk président mécanicien yi nga xam ni mi ngi nekk Colobane. très bien vraiment mu ngi dox waaram daal. très bien mu nekkoon Aliou Sow di ko gërëm baax di ko sant moom moo jiite Revas di regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal mbokk téléspectateurs yi tamit ñu leen di gërëm baax di leen sant am seen fay. Dami moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Modou Diouf Xinin moo si nekkoon ci caméra yi Moussa Dia jaa ngeen jëf.